nit mënti toll yàlla moom moo ngi tenté contact ngay sonné occupé nga koy dugal boîte vocale ngay bàyyi mu sonné teewal muy continuer di jéem waaw léegi loolu nit teg ko fan moo tax foog ñu xoolal lan la ñuy woowee bàkkaar ndax bàkkaar yàlla moomu ko nit a ko moom nit mooy xam ne lii jaaduwul bàyyi ma baalu ko nit mooy xam ni lii jaaduwul bàyyi ma baalu ko waaye baalu bi ci ëpp doole benn la def naa ko tey dootuma ko defati jeex na bu dee dëgg ci yow même bu dee nit matul du ñàkk dina defaat erreur du gàcc waaye nu ko wóor ni lu dëggu la ci moom yàlla ànd ceeg moom baal ko ba baal ko lu mu yëgul woon ni def na ko noonu rek la toll yàlla jafewul nit a diisal boppam rek. waaw mu mel ni li nga jàngale si bàkkaar nit a ko moom. mu mel ni bu ñu exploité aller retour. xëy nañ ni mën nañu ni yàlla nañu yàlla xoolee bàkkaaru fexe ñëpp. yaakaar googu ñu jublu si yow. ndax bokk na si ñu ko vulgariser. li ko def nag mooy tudd ko sànq si terme renaissance. parce que dafa am loo xam ni bi ñu ko gisee. lu mu tuuti yii réglé na ko. bu njëkk bi mooy convention ak croyance yi ñu gëmoon. libéré nañu si yooyu. te yóbbuwuñu fenn. suñuy rapport ak nit ñi ñu am suñuy semblable si Zahir niñ ko mën a waxee. defaraat na ko. li ñu si yem mooy li nga wax di ut suñu borom. yitte goo def ut sa borom di la defaral relation yi nga am ak ñeneen. ndax liñ ci njëkk a yëg mooy. suñuy proche suñuy rapport ak ñoom dafa gën a positif. commencé say soxna sa doom ak yu ni mel. te yow booba sa borom ngay wut. loolu lu koy expliquer. yàlla ko xas ba xam keneen dootu la jaaxal rawatina ba mu fekkee ni koo fekk mbindeef boo fekk am na lu yàlla ci moom kon nag booy jëflanteek moom nekkatu problème mu nit ki ngay jëflanteel lay yàlla ci moom ngay jëflanteel te yàlla boo neexoo ak moom neexoo nga ak ñëpp ndax sa lecture ci ñoom dafay gën a yomb ndax lecture de l'intérieur vers l'extérieur seen composant bi gën a xóot moo lay wan li ci ñoom yëpp kon nag pour xam nooy doxale ak ñoom du jafe waaye boo bëggee jëlee de l'extérieur jëm vers l'intérieur day gën a jafe ndax couche yi naxe dafa bëri c'est ça. xam naa buñ ko toppee nañ fi fanaan ñu dugg ci deuxième partie bi. te mooy rapport ak sunu borom boobu. wax nga ko ci aller retour. nit dina dem à la quête de l'énergie. mu mel ni sunu mbokk Moustapha Ndiaye am na question bu ñu posé woon. te mooy énergie obscure. lan mooy tax mag ñi di ko wuuti luñ koy doyee. booy gore garab xanaa li gën a simple moo ngi jël sa sémmiñ bi gën a baax. noonu rek la toll parce que obscur dafa am caractère offensif maanaam moom lépp luy yàq walla attaque moom loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen mais loolu mooy terrain de prédilection loolu la gën a mën de la même manière leer faj aar ak protection yu mel noonu la gën a mën loolooy affinité am loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen léegi nag nitu yàlla gi efficacité am moo ngi feeñ ci xam nan lay jongler ñaari mais mieux que ça nan lay forger ñaari ñu nekk benn outil bi
xam nga ba xam comprendre ngeen li ma bëgg a wax de ndax xam nga tey jii nañ jëm ci cadre combat xam nga jaasi rôle primaire am gaañe la attaqué la et pourtant boo xamee li ngay def mën nga ci protéger sa bopp pare coup sa ennemi ce qui fait que kon li ngay forger sa épée nenn la rek la garde bi fi ngay téye nga xam ne kuy dóor mu war a dal arme bu ñëwee fa lay dal nga xam ni foofu rôle protection la nga utiliser l'air forger ko si mu taxaw pommeau bi ci suuf nga xam ne mën ko utiliser pour gagner nga utiliser ko def ko lëndëm koo laal dana ko yëg lame bi ci boppam lii segment central bi nga xam ni il faut que mu dëgër il faut que mu poser pour mën a attan tension yeeg choc yi war a am ci arme bi yëpp ah mais loolu leer la waaye tranchant bi il faut que mu saay-saay il faut que mu soxor il faut que fu mu jaar dootu fa bàyyi dara kon nag foofu lëndëm la war a doon lëndëm la war a doon gis nga looloo tax mag ñi ko ci fekk mu ne tekk laa wax nag ndax xam nga nit ñi dañuy jaawale ki ne tekk ak ki yaru mag ñi yaru nañ lool waaye tekk lañ gën a def nag moo tax ku leen fontoo ah buñ la bàccee de du ñaar ndax dañoo forger seeni arme ba dara munu ko résister ba pare forger seen bopp ba duñ ko mës a soxla moo tax ñu raw ñëpp xam naa foofu la ñuy duggee ci beneen énergie bu complexe. muy le néant. ndax le néant li tax mu jaaxal ñu yaa ngi ñuy jàngal ci aller retour ni non seulement dafa complexe. mais pour nga am si accès foog nga demander autorisation. te autorisation bi la plupart du temps dañ la koy bañal. le néant moom de quoi s'agit-il? boo jëlee li leer mën yëpp nga teg jël li lëndëm mën yëpp nga teg nu mu mënti tool bu néant ñëwee lépp lay faxas et pourtant ñaar yooyu ko jur ñaar yooyu ko jur mais gis nga justement xam nga yàlla bu jëlee leer baaxee ko nit balaa yàgg nit dina juum ba yaakaar ni mook yàlla mën nañ tolloo yàlla bu jëlee lëndëm jox ko nit balaa yàgg nit dina yaakaar ni mën na ci tolloog yàlla moo tax ci yéene ñaar yooyu muy leer ak lëndëm ci seen yéene ñoom ñaar ci seen boroom la leen yàlla faye doom jooju ñuy woowee néant nga xam ni moom mbaax ak mbon ak leer naag lëndëm na dafa niru boroomam te mooy fu intervention war a am fu action mën a nekk absence constante boobu may wax sax mais néant baa koy garantir ndax néant ci fonctionnement am rien que de par présence am moo ngi agir xam nga leer dafa am chemin d'utilisation lëndëm am chemin d'utilisation néant du am chemin d'utilisation état d'utilisation lay am te mooy xas nga ko ba contrôler mook sa volonté dañuy jaxasoo ce qui fait que li ngay defati kenn dootu ko considérer karaama wala lu mel noonu yow ci sa bopp yaa mel noonu sa condition d'être la. am autorisation bi. ah ñafe ko rek ndax xam nga maa ngi doon bëgg a ñëw sax ci cadre yonent bi li tax moom leeram am particularité boobu parce que leer bu rax la ah lan la rax nag yaakaar naa fi mu toll nii leer na néant boobu la ko yàlla toxal ce qui fait que moom soxlaatul
toog di jàng wala quoi que ce soit moom dootul fekki mbir yi mbir yaa koy fekk si ndax bu dul dara li mu doon sax waaye li yàlla dolli ci moom teg ci munul bokk ak ñi si des moo tax ku ko bëgg a def exemple wala nga def ko idole wala nga def ko objectif yaa ciy sonn rek ndax doo àgg du seen moroom kon nag ku mu neex nag nga viser waaye waxa ji mooy ba xam di nga laal xam naa foofu la ñuy duggee ci sunu deuxième vidéo bi annoncé par rapport ak thème bi surtout de manière beaucoup plus précise et incha allah tubarkal mu mel ni kon nag ci kàttanu yàlla li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jariñoo li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jariñoo tabarkal la su ko defee ci biir loolu ñu am ci ay kilifa yu nga xam ni il faut que ñu dégg leen dégg seen kàddu te xam nu ñu koy firee waaw ndax Seydi El Hadji Malick wax na ko nee na yonent bi li mu daj benn nit ci kaw suuf ma su ko daj te yàlla ni moom la gën a bëgg seetal loolu yar ko ci biir intimité am yar ko ci biir intimité miinale ko ak phénomène yépp mu nekk ca moo tax c'est à partir de cette intimité-là, c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude, c'est à partir de ce mélange de contradictions, controverses, que la lumière a jailli pour éclairer l'univers tout entier. moom la Maodo di wax law lam yalux fi fadaai lkawni talaatuhu tabqa albariyatu fi dalmaai yallaahu waaw wax na dëgg moom itam kenn du moom tabarkalla allah yàlla xam na ko Alaaji Abdu Kan nee na su ma jàngee Taysiir ba mu jeex ne danaa dem ñeme tëdd ci kaw raay ba. xam naa ci extrait bi ñu seetaan léegi mel ni plongé nañu ci intimité boobu noonu ndax maam mu ngi tudd intimité avec Dieu intitulé thème mu tey ñu dugal intimité boobu entre chaos et clarté mel ni indi na it naka la ñuy nekkee ci wala c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude mel ni intimité bi génnul ñaar yooyu te booy dégg baat bi da ngay yaakaar ne dualité nga ko war a def mais mel ni duo la nu ñu ko war a mën déggee intimité boobu. balaa sax may sori dafa am remarque ndax bu ñu nee doute ak certitude clarté beeg kaw bi bu ci nekk lan la moom man loolu laay laajte parce que xam nga clarté buñ ko waxee ku sa xel dal yàqu nga ku sa xel dal yàqu nga kawoo bi ku tax nga tiit yàqu nga gis nga yàlla ay mbiram noonu la koy doxalee gis nga boo nekkee sa digganteeg moom yëg ni yaa ngi dem yëg ni yaa ngi dem mbir yi di dox bu taxee nga dal xel rek raté nga épreuve bi ndax loolu bokk na ci façon yi yàlla di yaree nit di lay yéegal
di lay yéegal ba nga yaakaar ni yaa ci nekk mu jékki-jékki ne tekk di la xool nga daal di jaxasoo xamatoo foo teg sa tànk xamatoo foo jëm ndax fa nga yéegaloo fa sa bopp. kon nag foofu la dut bi di dëkk kawoo nag ni ko Sun Tzu waxee au milieu du chaos il y a opportunité loolu yàlla ko njëkkee gis na yàlla ku mu bëgg a yar dëgg fu tàng jër la lay dugal tàggat la fa yar la fa defar la fa ba pare ci yow gis nga ba pare ci yow clarté be kaw bi yaa koy incarné ndax àdduna dootul yëngu mukk ba doon dara ci yow àdduna du neex mukk ba nga dal xel kon nag gis nga ci milieu boobu ci œil de la tempête boobu foofu ngay fekk yàlla fekk yaa ngi ko fekk foofu nag ci diggante kaw bi clarté bi doute bi ak certitude bi fële lay ubbeel lépp nga jot ci lépp waaye xam nga dafa am benn mbokk bu ko wax bi paase ne xam-xam neex na ma ne danga cee soreegul rek gis nga yàlla lim gën a bëgg xam nga lan la jël sa bopp bi sol ko moom fees ba pare ne lu booy ngaa ngi di yàqu boobaa liñ doon wax sànq di am dangay dox amoo koo waxal ndax kenn mënul laa dégg te kenn mënul wax ak yow ngay naan tekk di dox rek ñu ne ah xool leen ko moom day nekkee dof na waxatul ak kenn xoolatul kenn gisatul kenn moom mooy doxam rek ah waaw boo dofee si nit ñi di wér ci yàlla noonu rek la toll. waaw mu mel ni loolu itam seetlu nañ ko ci réflexion yi nga xam ni def nañ ko ak yow même ba ci cadre sport te mooy dañuy faral di jël thématique yi bu ñuy dem def sport ba benn niveau bi ñuy réfléchir ci biir sport pour xam dans cette zone de tempête comme ni nga koy waxee si tu arrives à avoir des réponses ak boo nekkee dans un moment de sérénité yan réponse moom mooy ñëw à ton niveau loolu lan moo koy def. man li may laajte d'abord mooy bu yaram bi demee ba bokk ci xel ni nga nekkee di def sa sport moom mooy traité idées yi man loolu laay laajte nu muy demee. waaw foofu benn seetlu am na ci. te mooy performance sportive yi dafay décuplé wu dafay yokk. ah waaw dina yokk kay ndax boobu yaram xas na rax xel te comme xel. endurance bi mu amee ci cadre réflexion bu ko dugalee ci endurance musculaire dugal ko ci endurance cardiovasculaire nit ki mënatul sonn mais contrepartie bi foofu lenn la force musculaire ak densité musculaire bi ngay am ci sa biir entraînement dafay traduire ci sa xel. Effectivement. Ce qui fait que foofu li neex ci xel mooy day daal di doon un muscle immatériel. xalaat yi gën a diis di ko yëkkati sànni ndax boobu xas na rax. loolu am na ndax ci presque ci mode boobu noonu. la ñu exploité aller retour. ba liñ ci jot a dégg bu ñu toogaatee di ko jàng sax. day ni ñuy laaj poser la question ndax ñoo ko bind. ah moom de xam naa aller retour boobu ñuy wax sax ah. ku sañ te bañ sañ a nangu rek xam naa foofu sax xëy na li ñuy demander mooy amoon na xëy na ay fichiers yu daw ak yu mel noonu waaye li doon gënde mooy ñu arrêté ko ba ñu utal leen bu wér bi ngeen mën ci jot mu wóor leen ni bi texte original bi la ndax ni ma ko waxee sama penc wolof dafa xaw a doy waar mais gannaaw loolu xam nga aller retour bi ba ma ko bindee léegi mu yàgg na 2016 la woon mais lan moo tax man bu ma xëyee liiraat ko mu dépassé ci man
parce que il faut évolution am yéen di ngeen xëy liir ko mu dépassé ci yéen dana fekk li nekk ci biiram ngeen ŋànk ko te loolu lañuy ñaan yàlla. gis nga loolu yëpp dafa bokk ci li nit di nattee boppam. gis nga sa dégg ci dëgg bokk na ci outil de mesure yi ndax profondeur ba ngay déggee dëgg ba mooy testament par rapport ak hauteur bi nga àgg noonu rek la tool da ngay gën di évoluer di gën di dem dégg gi di gën di wér loolu yëpp ci chemin bi la bokk. mu mel ni li nga wax ci cadre dëgg boobu. te jàngale ko sànq sax ci communication bu nit di am ak boromam. que dafa dépassé sax li ñu xam ci vie de couple. parce que ñun baatu azawj buñ ko doon dégg. doon ñu ko woon firi sax naan soxna liñ naan dafa ni sunu borom dafa ni aadama yow ak sa soxna dem leen àjjana. mu mel ni baat boobu renfort la gënoon firi si ñun. sànq bi nga développé. xaw nañu conforter dans cette idée. parce que li ñu jaaxal mooy lu tax mu bàyyi fa son nom propre. du tudd son rôle social. waaw mu mel ni kon dafa mel ni bu ki nga àndal. bu vigilant yi benn yoon yow war nga vigilant ñaari yoon. waaw mu mel ni lecture boobu la ñu ci am. xam naa am na lu ñu tudd ci séance yi passé te mooy ruux ci boppam buy feebar. waaw ruux bu feebaree nan lañ koy fajee. ruux bu feebaree dafa fekk ni source am lañ dagg. lan mooy daggu source gi te mooy jëmm ji di doxal lu borom bi d'accord fekk looloo ngay am source bi day xëy dagg waaye ruux moom it comme digganteem ak borom dara jaralu ko moom it mu dagg ak jëmm ji mu nekk entre les deux na jotatul ci boromam jotatul ci mbindeef gi kon nag foofu lu ko ciy génne moo tax ku yaakaar ni kilifa ci jëmm yi la yam xamoo li xew loolu dafa bokk ci seen rôle ruux yooyu feebar di dox gisatuñu déggatuñu yëgatuñu ñu jël leen tette leen aar leen tàggat leen jox leen seen garab laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te mooy danse cosmique boobu góor gi doon jàngale nii rek bu yàlla jëlee wàllam jël yonent bi jox ko yonent bi jël wàllam jëriñ li mu war a jëriñ delloo yàlla moom it mu garantir luy dox fa lay doxe luy baax fa lay baaxee luy barkeel fa lay barkeele loolooy garabu ruux. mu mel ni da nga tontu question suivante bi sax. loolu la woon. ndax keroog biñ ciy wax. ñu ngi doon tudd sax soirée dansante. waaw sunu doyen bi dañu non da ngeen di wax concert. waaye soirée dansante bi loolu lañ si jublu woon. waaw ndax ku xam soirée da ngay fekk ki nga bëgg a feccal mu toog. waaw nga invité ko. waaw mademoiselle voulez-vous danser avec moi. waaw ndax yaa njëkk a jàngal danse cosmique boobu. waaw li neex sunu daara ji mooy loolu lépp la ñuy jàng. mu am aspect bu am solo. ci cadre évolution boobu noonu. waxtaanee nañ ko séance yi passé te mooy la connaissance de soi. connaissance de soi boobu. seetlu nañ ni processus la. ndax jàngal nga ñu ci moment de vérité. ci orgueil muy gëm sa bopp boobu. boo ko nit di faj te muy péché capital la. boo ko nit di faj day dem ci vertu impériale bi tolloog moom. te mooy mu xam boppam. bi ñuy def ay gëstu ci xam sa bopp boobu. ñëw nañ ba fekk benn catégorie bu sunu borom tudd ci alquran. daan ne waa Ibaadu Rahman. ñenn ñi xëy na am na feneen fu ñu koy féetale. mais ñun ni ñu ko déggee mooy waa Ibaadu Rahman les gens d'équilibre. allazina yamshuuna alal ard hawnan ayant toutes les raisons de se singulariser. parce que pour ñun ku évoluer bu ñu tuddee li Ibaadu Rahman. def nga yitte. donc allazina yamshuuna alal ard hawnan ayant toutes les raisons de se singulariser. wa iza xaatabahumul jaahiluuna quand ils se retrouvent dans les causes collectives xaaloo salama ils prônent la stabilité générale. mu mel ni connaissance de soi boobu noonu. bu nit bëggee entamer processus bi nan la koy defee.
bi ci gën a wér ci suñu gis-gis te ñi ko ñeme bariwul wéet ndax gis nga fekk leneen a nga fa doo tal sa bopp walla boog di nga tal sa bopp waaye doo bëgg a wéet ak sa bopp. gis nga looloo tax il faut nit ki nangoo seetu, nangoo seet boppam, xool boppam, étudier boppam. waaye problème bi nag mooy seetu bi boo ci taxawee te xàmmee woon ni seetu la bay laajte li nekk sa kanam moom lan la ah kon boobu problème am na. moo tax di natt sa bopp, di questionner sa bopp, di remettre sa bopp en cause jour après jour farata la. ndax même bu la joxul lépp ci sa bopp it dana am benn poche de tranquillité bu mu la jox au moins. c'est ça. Mais comme ni ma ko yàggee wax gis nga connaissance de soi, expérience de soi la yaa ci mën a xuus jàng ci génne ci li nga ci mën a génne keneen du la ko defal mënul nekk ku ci nekk yaa ciy def sa yittey bopp. xam naa ñu déglu sunu dernière vidéo incha allah dellu ci dernière question bi incha allah. al mahabba dafa am ñeent ñoo xam ne ñoo nekk ci frontière am. dafa am ñeent ñoo bu nuuraani yam jeexee rek dulmaani yam dugg. te dulmaani ya al mahabba ñeent la. al gham al ham al xawf ak al xuzn. waaw njàqare tiitaange ragal tiis ñeent yi ñoo wër cofeel moo tax boo dépassé limite yi ñëw ci biir frontière bi rek yëkke des récupérer la lu dul yàlla téye ci sa loxo nag ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw bi ci des mooy bul sob lu di sopp yàlla wóorul fexeel ba yàlla sopp la parce que boo jéemee sopp yàlla daf lay nattu dem bis bu ne mu xam ba fan nga mën a yegg da am na koo xam ni boo bëggee ànd ak moom ba abadan te am limite du ngeen dem moo tax yàlla boo ko soppee rek mu nattu la mais naka ngay def nag ba moom mu sopp la ma zala abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibbahu fa in ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bihi loo tax am na ñoo xam ne seen déggin mënul ànd ak dégginu ñi ci des yàlla bu la di jox cofeelam dosage bi mu koy dosé ndax mu bañ la gaañ moo tax mu koy tudde mahabba wa alqaytu alayka mahabbatan minni mais ki xamul lu xew du la yóbbu ci mahabba ci xubbu la lay yóbbu te xubb bi mu lay yóbbu en matière d'amour baa bi min al xuruf al zulmaniya ba noppi ànd ak nuqtatu tawxid xajul ci nit xubb bi baa bi ci xuruf zulmaniya yi la bokk ba noppi ànd ak nuqtatu tawxid bu ñëwee ci yow dangar bi attanoo ko loolu tax divorce yi di bari parce que point boobu la ñu àttanul bu ñu yëgoon mahabba la ñuy jël te bañ jël xubb mawadda la ñuy jël te bañ jël wudd parce que wudd yàllaa ko àttan sa yaj'alu lahum arrahmanu wuddan wudd mooy cofeel bu yokku te du dañ te du gaañ boroom yàllaa ko àttan
moo tax am na ñoo xam ni seen ànd ajuwul ci pexe yi allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum moo tax il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. tudd baat bu am solo ci cadre intimité avec Dieu muy baatu cofeel te cofeel ci neexook sa borom parce que mës nga ñu jàngal ni borom bi doo ko ragal parce que boo ko ragalee sori ko doo ko jege it doo ko miin it parce que boo ko miinee it danger la donc da nga koy sopp neexook moom ci baatu cofeel bi nga ne ñu koo sopp ba jege ko sax ñemewuloo ko moo tax da ngay cof te daw bi ñuy def analogie ak système solaire ñu ne position de la terre par rapport au soleil buy def révolution position bi mu occupé dafa adéquate parce que ni trop proche ni trop loin parce que bu jegee ba mu ëpp dina lakk waaye bu soree it centimètre rek mën na sedd ba liw ba sedd donc mais sëriñ indi it beneen aspect ne bul sob-soblu ba sopp yàlla ndax risque ngi ci da ngay bàyyi yàlla sopp la donc ci baatu intimité avec Dieu cofeel boobu nu ñu koy dégg. waaw man balaa maa dugg ci baatu cofeel bi système solaire bi nga tudd man dafa am lu ma ciy laajte ba xam jant gi mooy làkke walla moom la ñuy làkk man loolu laay laajte xam naa après ñu xool nuñ ma ci tontoo rek waaw cofeel xam nga li góor gi wax ci il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour ndax cofeel yàlla la mën a wóor ndax moom moo ko moom nit doo am cofeel ci sa moroom dangay am cofeel ci yàlla ci moom moo tax cofeel amul condition yow am nga cofeel ci mbindeef gi amul cofeel ci yow du tee di nga am cofeel ci moom ndax moom taxul yàlla gi ci moom a tax moo tax nit moomul cofeel preuve cofeel la moom nga won ko ni am nga cofeel ci moom pour mooy mu dëgg ci xam ni am nga cofeel ci moom moom it mu mën la ko seedeel ndax moom loolu ciy roolam mu seedeel la cofeel gi ndax cofeel gi du yàgg moom yàgg yàlla la gis nga looloo taxoon góor gi ni mu indi woon concept photo de famille boobu mu indi woon ak surnom foofu lay ñëwee ndax dëgg la nit ñi ku leen topp yaa leen di gën a tardé waaye xëy na sax baat bu ma d'accordul la mais pour le moment ci li ñuy expliquer mën na dëppoog li ñuy wax te mooy li wolof di wax ku ñu tuf li nga tooy ku ñu tuf li nga tooy foofu nga koy déggee ndax dëgg la am na loo xam ne yàlla la koy seedeel ndax sa diggante ak moom la waaye am na loo xam ne nit ñi ñoo la koy seedeel ndax sa taxawaay la ci ñoom ci cadre bi baat boobu mën naa ko nangu waaye ci cadre pratique waxu saay-saay la waxu saay-saay la ndax ñëpp dinañ la tufli te yàlla wowal la ñëpp dinañ la tufli fekk ñoo la gën a tooy ñëpp dinañ la tufli nga tooy sax fekk ne yàlla moom loolu la soxla ci yow waaye ndax am na ak lu mënti xew boo tooyee tey di nga wow ëllëg yàlla buy leeral lu tàggu kenn buy setal lu tàggu kenn te mooy li ma doon wax xam nga li may wax naan jamono ji ñu toll gor yaa ngi ko xàmmee ci der gu tax waaye foo fekk naa fekk moo ngi sangu ndax bëgg setal deram xam nga différence dafa am
diggante ki tax ak ki tilim bokkuñu. ki tax mooy ki nga xam ni dañoo jël dara taxu ko teg ko bokkul ci moom kon nag bu ngelaw ñëwee sax faxas ko amul problème dana doxi farataam dara du ko tardeel waaye ki nga xam ni moom da teguñ dara ci deram teewul moo ngi tilim kooko jara xool ndax kooku tilim gi nekkul lu ko dab lu nekk ci moom la lu jara bàyyi xel la ci loolu nag ci yooyu yëpp yàlla ci loolu lay xool yow sa digganteeg moom yow sa digganteeg ñi ngi ko séqal ndegam ñoom it am nañ ngor ak sérieux wu seede la loo def ak loo deful moo tax Sénégal dañ tàmm lu bon ku gaañu rek ñu créé ko jëf ju baax ku gaañu rek ñu waxal ko luñ xamul luñ ko xamal c'est extrêmement dangereux ndax xanaa xamoon ne loolu yëpp li ñu doole ci pennu ki tëdd la bàkkaar gi du yow yaa koy moom de moom moo ko moom ndax lu mu doon seetaan di doxal sa digganteeg moom loo ñemee teg ci deram lu mu rafet lu mu deful moo xam loo sos la moo xam lu keneen def la nga attribuer ko yàlla bàyyiwul dara di moo tax kuy wax xamal li ngay wax c'est très important nit boo ko mënul waxal dëgg noppil bu dëgg gi méttee it noppil ndax yàlla xam na te dëj bi moom moomu ko yaa ko moom kon nag bul xaabaabal noonu rek la toll. mu mel ni waxtaan bi nga wax sax ci wàllu dëj boobu noonu. daf ñuy servir d'opportunité. pour ñu waxtaanee phénomène boobu nga xam ne dafa jaaxal nit. muy la mort. waaw am na loo ñu jàngal ci même service après la mort. service boobu nan lay demee. waaw mais service après la mort xanaa balaa ngaa dellu ci liggéey xanaa di nga noppalu tuuti sax xam naa moo ko njóobee ñi moom ku leen ne di nga dem liggéey te doo vacances moom dinañ grève waaye xam nga bu ñuy wax service après la mort baat bi ci boppam li ñu ci yitteel mooy ñu comprendre ni dee xam naa sax lii may waaj a wax lu tax mu am njëriñ ndax nit ñi moom nuñ xas ba jàpp nañ ko dootuñ ko bàyyi dee jarta ragal ndax xam nga dafa am ku ci wax lu am solo mu ne dee ragal ko ndax xalal sa bopp mënu ko weesu mu ne ndax fi ngay ragalee dee moom nekkul yow yaa nekk kon nag doxal sa soxla doxal sa farata matala li nga bëgg matal waaye li tax nag léegi taxul ragal mooy dee bu egse yow nekkoto kon nag jàll nga ci leneen li nga ciy ragal mettit bi nga ciy ragal jaru ko ndax doo ko saxtal ba koy yëg waaye xam nga ku wax loolu dafa fekk ni déggul ndax boo ne doo ko yëg ki wax ni moom du ko yëg te mu teg ko fu leer nag laa wax c'est parce que moom li mu liggéey wóolu na ko ndax xam nga nit même bu dee gaañoom fraction de seconde la mais xanaa xamoo leen xel ni muy fonctionner gis nga fraction de seconde fii mën na nekk ay ati at ci xel mën na nekk éternité bu kenn xamul nu mu toll mais yàlla lu ko neex lay def moo tax safara ku yaakaar ni ab bërëb la xamoo li xew fii la safara yaa ngi dëkk ak moom bis bu nekk dafa fekk ni rek yàlla bu la bëggee yar foog mu jaarale la fenn fi am na ñoo xam ne ci seen jamono boo ñëwoon taxawal ne naa xel lii ak lii duñ la dégg mukk foog nga melale leen ko ñu comprendre mettit bi ak naqar gi ci ànd ñu doogay mën a xam ni ndeke am na pouvoir boo xam ni boo ko xeebee mu làkk la waaye yàlla mu réglé mbir jafewu ko ci fraction de seconde mën na dundloo nit ñaata téeméeri at ñaata junney at ñaati centaine de millénaires et pourtant du jóg fi mu toog
nooy yi gim commencé sax àggagul loolu yëpp ci mën-mënam la. àjjana mais àjjana weesuwul li àjjana weesuwul li ndax loolu Maodo waxoon na ko daf ne woon àjjana wax wu sew rek a fa amul ah fii de yaakaar naa wax wu sew xaju fi kon àjjanaa ngi nii yàlla nag nañu waxante dëgg logiquement investissement bi mu def ci nit depuis le début bu fekkee lenn rek la koy doyee mooy mu sonn li muy sonn fii rapidement ñëw parqué ko fenn ak li ci yàlla dëxëñ yëpp ci technologie ci capacité ak ci potentiel moo di tëj rek àjjana tàllal ay tànkam di sant yàlla ah waaw loolu de yomb na. gis nga oustaz sax li ci neex mu nit ñi dégguñu barzax barzax station de transition la danga fay jaar souffler naan sa café demaat ci bureau d'affectation yi ñu ne la fii lañ la soxla moo tax barzax doo fa dugg lu dul am nga palmarès doo fa dugg lu dul am nga CV doo fa dugg lu dul mat nga ko noonu rek la toll. ci seen barke ñoom ñaar yàlla na ko ñëpp mat. ah doy na sant yàlla. di ñaan rek comme ni nga ko ñaane yàlla na ko ñëpp mat. amiin incha allah. te yaakaar naa comme ni ko sa turandoo waxee woon rek ne fii dañu fi ñëw rek pour préparer suñu bopp. ndax fële la culture di mati. te yaakaar naa lii firnde la ci culture bi ñu ngi ci. kon yàlla nañu ko ànd ak yow. amiin incha allah ba barzax. amiin incha allah. di ko continuer di dem rek. amiin incha allah ba fu ñu mën a yem incha allah. amiin incha allah. xëy na tey moo nekkoon dernier jour ci Colisée bi. comme di ñu ko waxee woon rek ci programme bi. waaye sant yàlla. ndax xam nañu ne du dog mukk dañ koy continuer. donc ci noonu xëy na la ñuy ñaan suñu mbokku Habib. mu jege si mottali kàddu yi ci jotaay bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi daje ñëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Moustapha moom mi nga xam ne lépp moo ko waral di beral nuyoo bu baax sunu lépp Seyd Cheikh Ahmed Tijani suñ waxee ni mooy suñ sëriñ wala mooy suñ kilifa du waxu ne xalaate du waxu jeyaate waaye du ngor ci ñun nga taxaw ci kanamu Serigne Moustapha nekk taalibe wala nga nekk njaboot ñuy taxawandoog yow da ngay taxaw ci kanamam ñun ñu taxaw ci sa ginnaaw loolu moo tax ñuy wax ni yaay suñu sëriñ ndax góor gi ëpp nañu suñu maam Cheikh dafa wax fi atun tashuddu ila najaati rahila wa taruddu nahwa zilaliha tawsila mu ne le bataillon de la foi embarque les générations futures vers le triomphe loolu nga nekk di def jële sant bu baax a baax a baax ndax bi ñuy door Colisée bi dañu amoon ay xalaat yu bari nañu invité presse bi nañu invité yenn jeunes yi nga xam ne même suñ bokkul ci daayira bi am nañ ouverture d'esprit nga nañu yow lenn rek moo la ñor nañu def suñ daara bu yem ku mbaax yitteel na ñëw te mooy nañu bàyyi nit ñi ñu am libre choix ñu dem ba kenn ci jeunes yi ñu pressentiroon pour inviter ko def benn texte ma ne gis nga li yàlla di def ndax mën na am bu ñu ko woowoon fii mu jàpp ne dañ koy propagande te am na koo xam ne mission bu universelle la yor Colisée bi nag innovation bu am solo la nga diriger yëpp moo tax maa ngi koy wax Mohamed ma ne ko sëriñ bi nañ ko wax ne ko bu mu ñuy proposer na ñuy imposer ndax daf ñu wax nañu xalaat
ci ban tour la ñuy wutal activité bi ne ñu man de Colisée de l'éveil laa xalaat mais c'est une simple proposition ndekete buñ fa nekkoon di wut leneen def musiba moo tax daal sant yàlla bu baax a baax a baax mais nag da nga am loo wax wala dafa am seetlu bu ñu def te mooy le fait que nga ne nañu bàyyi nit ñi ñu am libre choix ndax chattaan bay na wax wa nettali ñi fi jaar ñëpp dañ doon nettali diw nee na diw nee na diw nee na mais yow da nga doon wax moo tax dafa am benn malien dafa gis sama statut mu ne ma il m'a séduit avec son assurance mu ne ma je ne sais pas ce qu'il dit mais je sais que mu ne ma ça paraît lucide pour wax la ne la am na loo xam ne buy wax communication ruux ak ruux sax mun nañ ko def moo tax peut-être ñëpp bëggoon nañ taxaw seedal la seen cofeel wala wax la li ñu xalaat mais kilifa mën nga wax ak moom te du ngeen jàkkaarloo ndax Uways al-Qarani li mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te musul toog ci keppaaram moo tax lu ñu am ci xalaat lu ñu am ci yéene nañ ko soppi def ko ñaanal ko nañ ko soppi def ko taxaw ci pénc mi am na soo ñuy laaj ndax question yi dañ la koy jox avant mais la buñ ko joxoon question yi avant mu jéppiñu xaj na ku miinul nag mën na laaj loolu mais buñ ko joxoon question yi avant mu jéppiñu ndax am na koo xam ne du nettali mais dafay wax kiy wax nag ay concept yu bees tax ngay dégg ndax sëñ Sow moo ñu waxoon ne am na baat yoo xam ne dañ leen a muur ndax seeni borom yegg seegul sant yàlla rek di jiital ci cant gi Serigne Moustapha ndax barab bi moo ñu ko fàggul su dul woon loolu dañ fi nekk di wuti ji ay sàll sant ko bu baax a baax di ko ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan incha allah mu dund téeméeri at te heure bu xëyee rek xol bi di gën a neex di la sant ndax li nga ñu defal xaj na sax cant gi dañ koy tudd mais action la war a nekk te incha allahu action boobu dina am xanaa di sant aussi ñu gunge ci jotaay bi ndax bi ñuy def direct bi internet yi ñu ngi wax waaye yéen moom seen image yi leer na de ñu ne la waa Mourchid TV ñoo fa jaar waaye yaa ñu waxoon ñu dem seeti ji doyen Matar pour ñu waxtaan ci organisation bi waaye bi ñuy dem fekk mu jël toutes les dispositions ba jël groupe électrogène pour di prévenir coupure électricité ñu koy sant bu baax a baax di sant caméraman yi ñëw jeune daayira bi aussi kenn ku nekk sa activité danga ko bàyyi mettre ko au service du Colisée muy waa Moustarchidine ma notre di waa AXI di Yokenza Natal bi yoroon tout ce qui est visuel et autres ak ñi jàpp ci ndog yeeg yaayu daara bi ñu ci doon dimbale bu baax a baax di sant internautes yi di sant aussi waa Firqatu Tawfiq Junior ci prestation yu am solo yi di sant bàyyi daayira yeeg yaay yi nga xam ne ñoo ñu doon gunge ñu mën ci tudd doyen Ousin Diallo mën ci tudd Oustaz Babacar Diop monsieur le maire Bara Gueye boobu ba léegi mu ngi ñëw ak ñëwaat di ko sant doyen Idrissa Gueye doyen Serigne Ndiaye artiste doyen Moustapha Gueye doyen Cheikh Samb maire Marème Sarr maire Fatou Fall Oustaz Khalifa Fall doyen Mame Moussa Kane maire Diatou Ndoye Cheikh Tidiane Lo Oustaz Samba Diop jaar na fi Oustaz Djibi Seck aussi mu ngi ànd ak ñun di sant aussi ñi lay accompagner xaj na rek dafa am luñ doon ñaan te mooy li mu wax ci aller retour bi yaakaar naa le message est clair moo tax kon ñu déglu ko rek ba mu pare ci ba boobaa luñ ci war a jëriñoo ñu jëriñoo ko ndax am nañ suffisamment de bagage yoo xam ne mun nañ ci dem incha allah peut-être dañ koy bàyyi mu ñaan mais suñ ñaanee ba pare dañ koy may rek mu yéeg ci kaw ndax cofeel dafa métti mu yéeg ci kaw rek ñi ci kaw tamit gis ko seen ruux dund ndax ñëpp la sopp waaw ñëpp la sopp yàlla xam na ko bu ko defee ñu bàyyi ko mu ñaan en attendant muy yéeg waa Firqa tëggal ñu allah ya rasulullah ñu dédicacé ko suñu góor gi te ñaanal ko suba incha allah mooy bis bu gën a baax bi ndax ñu laylatul xadr du date bi ñu jàpp mais moom li jour bi muy génn mooy suñu laylatul xadr loolu la yàlla dogal waaye ma bëggoon balaa ñu koy jox muy ñaan ñun ñu ñaanal ko ñaanalaale góor gi
ma bëggoon internet yeeg ñun ñëpp ku nekk jàng fatiha ñett ayatul kursi salaatu ala nabi ñu def ko hadiyee yonent bi ñu ñaan yàlla yàgg Serigne Moustapha yàlla dencal ñu leen ci këru xaqiqatul muhammadiya bismillah. defal ñu link ah yàlla xam na ni tey bu may ñëw may naa loolu jarte indi ndax rek xam penc wolof ak ni mu mel waaye sant yàlla ndax xàmmee gi tax nga mën a xam ni lien am na diggante Coin du Savoir ak Colisée de l'éveil ndax gis nga xam-xam boo ci deful yitte tuuti munoo yeewu te ku yeewul munoo dox farata. Coin du Savoir début la début wu aventure la mooy si vous préférez genre ay waaye nu ñu koy waxatee ci cadre musique waaye accordé dañuy accordé instrument yi bu si nekk parce que Coin du Savoir boobu moo lay jox xam-xamu bu si nekk nga xam fonctionnement bu si nekk nga xam ni muy doxee bu si nekk nga xam li mu laaj mais ci biir Coin du Savoir boobu ngay gas di yaatal xam nga Colisée buñ koy tudd nekkul rek strade yi ci kaw am na strade yi ci suuf arène bi nekk ci digg bi gis nga loolu yëpp travail Coin du Savoir la da ngay gas di dem di wër di former di jox en fait mbir bi forme bi mu war a am mais gannaaw loolu Colisée bi buñ ko tuddee hommage la ndax waa Rome seen tur dañ ko sàcc baatu Colisée jógewul ci ñoom ndax yàlla université ba mu am di fa former ña mu yore forme boobu la am même principe bi la combat la li nga xamul ngay xeex sa ignorance ngay xeex reyante ak moom bu la ëppee doole ëpp la capacité mu terrassé la ndax dafa am lu ma jàng ci benn peuple xëy na sax boo leen xoolee ci histoire du monde doo leen gis waaye ñoom seen université arène la woon ni muy demee nen la ñaar dañuy dugg ne mbir sàngam lii laa ci xalaat kii ne lii laa ci xalaat bu ñu argumenté mënuñu gis issue ñu simmi toge yi régler ko yaram yi ndax dañoo gëmoon ni xam-xam ak ngëm-ngëm dafay infiltrer sa personne dafay infiltrer sa physique ba li nga xam ni sa làmmiñ mënu koo matal sa xel mënu koo xalaat sa yaram mën ko exprimer kon nag boobu ku daan sa argument raw gis nga ci même principe boobu rek la ndax Colisée de l'éveil nekkatul problème mu savoir
nekkatul problème mu connaissance nekkatul problème mu information problème mu dund la évolution booy dund la xam nga moom lay wax gis nga yii ñuy waxtaanee ko jàpp ni mbir bi philosophie la comprendre tu ne sais pas ce qui se passe mooy lii science de vie la lii ñu traité yi nii yëpp science de vie la pour nit ki comprendre au jour le jour fonctionnement am ak évolution am nan la war a demee fekk nag maîtriser wul domaine boobu mais mënul dugg ci cadre haute science moo tax ku mel ni góor gi ku mel ni Serigne Cheikh jafee dégg parce que ñoom haute science lañ lay indil waaye koo xam ni sa bopp déggoo ko bay dégg leneen foo jëm gis nag lien bi foofu la progression la te incha allah dina yokk incha allah jërëjëf. ah moom de niñ ko waxee rek xëy na ci koor gi tey mooy nekk te sax du ma ko jàppee clôture ndax ki ñuy xaar suba moo ëpp lii kon nag lii mënuñu doy xalaatuñu ko sant yàlla rek ndax xam nga boo amee kilifa goo xam ni féete na la foo féetewul sa bopp xamal la loo mënta xamal sa bopp defal la loo mënta defal sa bopp matalal la lépp defaral la lépp xamal la lépp aar la sàmm la suturaal la dangay sant yàlla kon nag nañu sant yàlla ndax lu ñu doon tey moom la lu ñu dooni ëllëg moom la yàlla na yàlla xeeb dolli yàlla na ko yàlla aar sàmm ko suturaal ko yàlla xam ne dafa am ku ma koy laaj sànq xam nga nit ñi dañoo ñeme compliqué lu compliqué wul mais surtout dañuy jaawale kiy argumenté ak kiy jaxase am na koo xam ne wax lu leer walla dëgg intéressé wu ko li ko intéressé mooy jaxase xel yi te lëndëmal xol yi ndax dafa am ku posé ne waaw en tant que militant au parti nekkaale Moustarchid est-ce que amul benn sëy boo xam ni foofu nga war a arrêter sa esprit critique ak sa xalaat mu ne loolu du question ndax seetal sa xol militant nga ñë ko doon walla Moustarchid nga ñë ko doon bu fekkee Moustarchid nga ñë ko doon doo am nga kilifa bu fekkee am nga kilifa kon sa xelu bopp doyu la kon est-ce que jar na sax nga ko ciy dugal ba nga amee kilifa kay nga noppalu bàyyi ko rek lu mu doxal nga topp ca gannaawam ndax xam ni am na garantie ma ne nag xëy na parti bi bu ñu nee Moustarchid yaa ngi ci d'accord waaye am na ñoo xam ni bokk nañ fekk principe ba leen fi indi waaye même ba foofu problème amul ndax nañu waxante dëgg ci xam-xam ci xalaat ci preuve ci information ci logique kan moo sañ a taxaw wax ni góor gi yàgg ko ëppale kon même ci cadre logique simple koo xam ni lum la mës a wax teg nga ci bët lum la mës a dig jox na la ko boo ko gëmul ci xolit gëm ko ci principe sañ nga topp ci ginnaawam te doo xalaat ndax xam nga ni fu mu la yóbbu foofu la kon nag où est le problème bëgg coow bëgg lu xum bëgg lu tasaaro tax ba fu ñu waxee dëgg nga ne déedéet non d'accorduma te yàlla xam ne tegewoo ko fenn waa léegi ki nga xam ne dëgg yitteelu ko looy sonal sa bopp di argumenté ak moom li ñuy wax naan gis nga yaakaar naa sax c'est un proverbe écossais dañ naan gis nga weranteeg dof musiba mënu koo weesu ndax ñiy romb ñëpp duñ def la différence yaag dof bi la ñuy boose wax li la yéen ay dof ngeen kon nag ko am jot googu yaa sonal sa bopp waaye ki nga xam ne moom dafa am objectif le chien aboie la caravane passe da ngay nangoo nekk caravane bi xam ni da nga am farata te dox sa dox wala da ngay nangoo mbëw nekk xañ di ñëpp
ku nekk nag yaay tànn plutôt servir aux cieux plutôt service aux cieux ou régner aux enfers. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. guddi na ba pare te xam na ñu ñëpp a yàkkamti suba kon nag ñi ñaanalante gën a bàyyante xel gën a taf xol yi gën a boole xel yi te gën a yëkkati roox yi ñu def noonu na ku nekk jàng fatiha falax ak naas salaatul fatiha ñu def ko àddiye góor gi mu joxool ñu ko ñëpp ndax ñun moom la ñu amal affaire kon nag sañu ñu wax ak keneen bismillah. يا رسول الله كلي وجملتي فإني في هذا زمان غريب أعاني حرارة الفؤاد لتنطفي وقد زاد من ضيق الزمان لهيب ولولا تمني الموت من فيك منعه تمنيته إني إليك أتوب. زمان أناس في إماتة سنات كما لو بس العلم فيه عيوب دعا وهي العلم المؤكد عندهم ومنتصب للغيب فهو لاعب تفاضل طرح والجدال حديثهم كما قال زروهم جزاه مجيب زمان بقى من قبله كبراؤنا جنيد كذا الجيل فحق ناحب وقد فرقوا دينا النبي شفيعنا كأن لم يجد نهي لذاك عجيب وقد جعلوا علم المكرم حاجيبا فقلت عن الجهل القبيح حاجيب ألم بطن يوم القيامة باطل إذا لم يوافق ما أتاه حبيب ألا يا رسول الله كل جملتي فإني في هذا زمان غريب. ألا يا رسول الله كلي وجملتي فإني في هذا زمان غريب. ألا
هذا زمان غريب. لذا قال ما قال المكرم سازلي، فراجع مقال القرم فهو طبيب. فإني رأيت البير والسور كلهم تداعوا لترك العلم ذاك محب. وهم ينسبون الناسحين لظاهر توارثهم ذاك الكلام راتب. وما يتسنى غير ذي العلم عبيدا ولا أروى في إنكار ذاك كاذب. ولا تعتري بالنائحين فميزا، وما كل من يرمي شهام مصيب. ألا يا بني هذا زمان دعوتكم لإحياء دين بالعلوم أجيبوا. نصحتكم لله لا غير مطلبي، فعون إله العالمين حاسب. صلاة وتسليم على خير من دعا مع الآل والأصحاب ربي مجيب. صلاة وتسليم على غير من دعا مع الآل والأصحاب ربي مجيب. صلاة وتسليم على غير من دعا مع الآل والأصحاب ربي مجيب. waaw xam naa de dafa mel ni gars yi doyalaguñ, waaye lu baax du doy. xam naa ñu joxante rendez-vous suba rek, waaye suba it ñu xam ne daayira bi yëpp ñoo woote. comme daayira bi yëpp ñoo woote nag, ah ku nekk fa nga toog rek wala ku nekk fa nga féetee rek nga xam ne foofu la. ndax it même Colisée bi fin bi rek dafa mujjee métti. ñu ngi jéggalu ñëpp ci xat-xat yi, di jéggalu ñëpp ci parfois incompréhension yi am, waaye yëf yi moo ni toll yàlla na yàlla barkeet yëpp. te ñu xam ne comme ni ñu ko waxee woon rek du woon xew-xew mais programme la woon. donc buñ paree rek ku nekk def sa suivi bu personnel balaay suivi bu global bi di ñëw. di sant ñëpp wax dëgg yàlla, surtout waa organisation yi nga xam ne waa sécurité 17h ñëw nañ balaa ñu fiy jógee ñëpp ñibbi. bu ngeen amul yiw kenn du am yiw. yàlla na yàlla fay ñëpp waa objectif entertainment